ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. kenn ku faatu ñett ami gaañu bilan accident 4x4 bu daal di këpp ci booy tool Kaolack jóge woon démb Ndakaaru wutali Banjul wàllu xibaar bokk na ci tontuk Innocence Ntap Ndiaye ci congi waa G20 du lu ko yëngal G7 lay waxal ñoom lay liggéeyal mu ne moom mi jiite au conseil ci wàllu dialogue social banqaasub SUTSAS ba fare hôpital principal ànduñu ci paluwaatug Mballo Dia Thiam dañu jàpp ne daa ne ci jamonoy à la retraite ci wàllu kon waat gi moom Mballo Dia Thiam la mu gis mooy la ñuy wax lu wees la congrès ba na ko noonu bu sañoon ñu duggaat ci rang yi fanweeri fan ak benn ci weeru décembre njeextalu at mi ci la délai bu mujj ñeel doxale gi war ñi nga xamante ñooy njaatige këru liggéeykaay yi ci wàllu tasam xibaar mbiri convention collective bu professionnel communication yi SYNPICS bu sañoon kilifa yi daal di fexe ko bon yooyu njaatige këru liggéeykaay doxale boobu convention bitim réew Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah. daañu dem ba ca Mali foofee soldat ya commencé ab xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex jihadis yi démb ba léegi gouvernement bi xam le ni am na ay jihadis yu bëri yi nga xamante ne faat nañ leen gouvernement bi naka noonu weddi ne teg nañu loxo ay blindé wu l'armée ba Guinée Bissau moom mbootaayu xeet yi moo woo militaire yi ñu bañ a dugal seen i loxo ci crise politique ba fa am mu yokk ci ne. élection présidentielle fas yéene am ñaar fukki fan ak ñeenti weeru novembre bés boobu lañ ko war a def niñ ko bëggee woon. jërëjëf Georges sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jas lu ciy gën a fës. ndoorteelu waajal diggante Sénégal ak Congo bés ni ëllëg tey la Sénégal di tàggatam gi mujj waaye danañu mate sëkk ndax Sadio Mané ñoom Mbaye Niang ak Gomis ñoom dikk nañu ci guddi gi ngir fekk si ñi fi nekkoon seen tàggatu googee ne ci ngoonu tey gi lañu ko namm basketball gaynde jigéen ñi sóobu ci qualification ngir dem ci Jeux olympiques 2021 naka la compétition googee tëddee dinañ ci ànd ak Soda Thiam Tour du Sénégal ñaareel bi étape gaañu bawu ko ca Fatick tey ci suba wutali ngay ñeen jërëjëf Malal yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM natt gi ñeel wàllu pacte stabilité sociale fi ñu ci toll ak jëflante gi diggante njaatige këru liggéeykaay ak liggéeykat yi ci seen wàllu bopp mooy waxtaan week rajo Futur Média am nañu yaakaar ond ci incha allah ak monsieur le ministre bi dénk wàllum xëy ci réew mi di monsieur Samba Sy monsieur Sidya Ndiaye naka noonu secrétaire général FGTS Abdoulaye Diop ci technique bi. da ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak tiis accident bu mitti am ci fi nga xamante ni mooy booy tolloog diwaanu Saloum démb woto bu bawoo woon Ndakaaru wutali Banjul daal di këpp ci bi muy tolloog Kaolack ginnaaw si mu lakk am na ca ku ñàkk bakkanam ñett yeneen ami gaañu ba ñu rawale hôpital bu diwaanu Saloum ñoom ñeent ñoo ñëpp nekkoon ci woto bi di doomi Gambie wàllu xibaar bokk na ci tontub Innocence Ntap Ndiaye jëm ci waa G20 la ñu koy ŋàññee ko song du lu ko yëngal mu ne ndax G7 lay liggéeyal lay waxal moom njiital au conseil bu dialogue social Innocence Ntap Ndiaye ñu teewlu ko ak Pape Balla Gueye. man G20 man duma leen tontu parce que ku nekk nag da nga koy jox cëram man xam naa ne ay syndicat lañu élection am na xëy na ñoo nekk ñu représentatif waaye dama ne loolu la yàlla dogal waaye man sama cër duma ko wàcc mukk balaa may wax ak nit nga nekk ci syndicat ku xam ne amuloo syndicat da nga nekk sans domicile fixe amuloo un général sans troupe kooku jarul ma tontu. Innocence Ntap Ndiaye doon àddu tey jii ci suba ñu xëy doon amal ak ndaje di ko wéyal ci wàllu natt gi ñeel lii di pacte stabilité sociale ci wàllu dal ak gindiku gi war njaatige këru liggéeykaay ak syndicat liggéeykat yi donte lañu ci daal di woon yóotu lépp ne ay objectif di mbébét yeggunu ca ndaje meeg évalué géeg Pape Balla Gueye. secteur wér-gu-yaram bi njàng meeg njàngale mi ak yoon wi doon na loo xamante ne jamono ji moom moo daal di tàggatémbe lii di pacte national pour la stabilité sociale bile suñu sukkandiku ko ci secrétaire général bu CNTS bi di Cheikh Diop muy xamle ni bilan bi daanaka am na ci lu baax waaye tamit am na ci loo xam ne méngoowul ak la ñu bëgg gannaaw ba ñu signé ay accord ci atum 2014. yooyu yëpp pacte bi dafa waxoon ne nañ ko toog waxtaane ko pour régler ko avancer ci yeneen situation yu nga xam ne day gën a rataxal dialogue social waaye boo ko seetloo gis nañu ne dëgg la am na lu ñu def waaye li des nag des na lool lu nga xam ne war nañ ko waxtaane tey pour mën a avancer bala ñuy ubbi ay perspectives. ci loolee nag Samba Sy jëwriñ ji yor wàllum xëy mi moom nag mu jàpp ne mbir yi am na ci loo xamante ne mënees na koo nangu donte nag lépp lañ ci doon xaar amaguñu ko. boo nekkoon koo xam ne li nga yóot yëpp am nga ko sa dundin dina jax réew mi am nay jéego yu tar yoo xam ne seex na ko naam deful lépp waaye sant suñu borom bi ñu defulee lépp ñu xamandoo ko ñun ñëpp ñu xam ne ku nekk si ñun am na lu la ci war. dialogue social bi doon loo xamante ne
mën naa indi jàmm ci biir réew mi. Innocence Tab Ndiaye moom nag mi nga xam ne moom moo jiite au conseil du dialogue social mu jàpp ne fas yéene nañu def seen kéemtalaay kàttan ngir fexe liggéeykat yi nekk ci jàmm ak salaam. nit ñi dem nañ ba approprié wu dialogue social léegi li ministre bi wax rek moo fi ne loo gis dafa am lu ñuy def am lu des li tax ñu def ko il faut loolu ñu identifier ko li ñu fu ñu bëgg a jëm buñ si bëggee jëm lan lu ñu def loo xam ne dafa bloqué avancé yi ñu wax ko waaye wax dëgg am na liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko fi. benn accord goo xamante ne signé nañu ko jamono ji nga xam ne nag ku ci nekk ak na mu ko gisee ñi nga xam ne ñoo seq pacte national pour la stabilité sociale bi nag ñu ngi xaarandi beneen accord goo xam ne jëriñ njër wàllum xëy moom la fas yéene amal ngir ñi nga xamante ne ñooy syndicat yi mën a nekk ci seen jàmm ak salaam. jërëjëf Balla liggéeykat yeneen bokk ci SUTSAS di yëngu ci kër docteur section ba fa rek hôpital principal am Ndakaaru ond nu ci paluwaatoog kii di Mballo Dia Thiam ci boppu syndicat bi dem nañ ba gis ne dafa à la traité warul kon amal ak reconduction ñeel que dañu ci déglu El Hadji Mansour Ndaw mi jiite boobu bànqaas SUTSAS ci hôpital principal ak Hadj Ndiogou Diène. le SUTSAS dafa nekk syndicat boo xamante ni dafa nekk ci Sénégal yi yëpp région boo dem am na union régionale ñooñu ñoo taxaw ne d'accord uñu mais Mballo Dia Thiam dafa mënul nekk secrétaire général du SUTSAS ndax SUTSAS syndicat la boo xamante ni pour nga nekk secrétaire général da ngay nekk délégué pour nga nekk délégué da ngay am étude de base boo xamante ni dañ naan sous section wala section bii la bokk te Mballo dama bëgg ñu wax ñu moom ban section la bokk ba mën a prétendre être il est candidat sortant secrétaire général sortant waroon na ñëw ñu organiser congrès boo xamante ni dina ñëw ñu jaajëfal ko remercier ko ci année yu mu def sacrifice yi mu def pour et au nom du SUTSAS mais pas di taxawaat tey aspirer pour jiite ñu loolu lañ ne d'accord uñ ci te suñuy texte am na loo xamante ni ànduñu si muy un retraité ne peut pas diriger des travailleurs dans un syndicat bokkul ak centrale syndicat de la ñëw suñ toll nii dañoo buñ nee syndicat rek mooy on parle de camaraderie ñun Mballo am na loo xamante ne ni tey suñu warugar suñu diggante ak moom mooy jaajëfal ko remercier ko ndax bu ñu fàtte ni mandat bi mu nekk ci congrès 2012 bi la nekk ñu toog juróom-ñaari at demuñu congrès juróom-ñaari at ci retraite dugal ko donc tey suñu warugar moo nekkoon jaajëfal ko mais du ñëwaat taxawaat amaat yeneen ambition pour jiite ñu te dafa war a xam ni bokkatuñu ay ambition un travailleur un retraité bëgg-bëgg yi mënatul bokkatuñu action yi ñuy def nag li suñu kanam rawuli bët ñu ngi daje te dinañ waxtaan dinañ def loo xamante ne nii ci yoon rek ak respecté doomu aadama ndaxte ay jeunes lañ mais daanaka respect rek moo war suñu diggante ak moom c'est pas du problème mu SUTSAS n'a pas un problème on a un problème de secrétaire général qui n'est pas légitime et qui n'est pas éligible. Mballo Dia Thiam nag moom joxul genn solo gi yooyu kàddu dafa gis ne wàllu congrès lu wees la ci bu sañoon ñu ñëwaat ñooñee ne ay ñooñam duggaat ci rang yi ñu déglu ko moom Mballo Dia Thiam ak Hadj Ndiogou Diène. li ma ciy tontu mooy congrès bi weesu la congrès bi fal na ki war a fal man la ñu fal loolu weesu li ma ciy yokk nag mooy feete warul jiite nañu rek ban loi moo ko wax rek su fekkee ne am na benn loi bu ko wax waa ñoo xam ne li ñu wàcc ñu loi moo ñu gouverner na wax benn loi bu ko wax wala benn texte ci syndicat bu ko wax amul de suñu texte syndicat wax na ko wala wax na ko lañ ko wax amul Sénégal moo mel noonu amul kenn ku ñu falte di nga tuñu wala waxuñu Sénégal mel waaye nag bis boo toogee ba nga xam ne li nga wax tegoo ko fen def naa di nga nopp maa nga def la mais li gën mooy ñëpp ñoo ñu def ñu liggéey rek moo gën quoi en tout cas ñoom ñu ngi ci liggéey nekk ci la ñëpp ñoo daal toog liggéey wax ji amul njariñ parce que amul loi bu ko tere amul leneen lu ko tere te ñi war a fal nañu te ñi fal donc mooy congrès bi ci téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom ñu war a wote bu fekkee téeméer bi ak fukk ak juróom ñaar wote nañu def naa loolu fete na bor li ci des yëpp ay wax la rek noonu la congrès yëpp ay wax rek congrès boo gis syndicat congrès loolu rek moo am solo waaw yëpp toog daal dem liggéey moo am solo li ci des amul njëriñ. Mballo Dia Thiam ñu des ba tey ak ñoom waa kër docteur waaye bi yoon ci wàllu paje mi ak ñi nga xamante ñooy goxuk ñombato gi laal nañu daal di am ak xéewal ak taxawu ci wàllu pajum bëñ ak académie dentaire gu ñu taxawal ci Missirah mu mel ni kon daanaka mbooleem gox yi laaleeg district sanitaire bu Sokone dinañ ca jariñu ci ndimbalug ONG DSR fekk baax ci Espagne Aminata Goudiaby. ci biir académie dentaire bi nga xam ne ci biir village yu Missirah la ñu ko tabax am na salle de soins boo xam ne dañ ko équipé ba mu mat sëkk juróom-benn di fauteuil dentaire benn laboratoire prothétique ak itam yeneen i équipement lu mu di nag bërëb boo xam ni ONG espagnol bi ñu woowee Dentistas Sobre Ruedas moom moo ko fa tabax xaalis bi ñu ci def nag ne ñu toll na ci 78 millions de francs CFA Mamadou Lamine Conté moom mooy coordonnateur ONG espagnol bi fii ci Sénégal. ONG bi 2007 la commencé ñëw Sénégal ak camion au début c'était ñu dem lieu boo xam ni amul benn dentiste bu fa mosoon a liggéey ñoo xam ni amuñu accès ci soins dentaires Missirah bi ñu fi ñëwee on a vu que y avait un manque moo ñu poussé ba tey ñu construire lii fii. cabinet dentaire boobu nag ñu ni bu weesoo askanu Missirah ne ñu dana jàppale itam yeneen village yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër te bokkee ci district sanitaire bu
Sokone Ahmad Bouyandaw moom mooy médecin chef bu district sanitaire bu Sokone. taxawaayu bâtiment bi dina gën a yokk opportunité ci population yi fi nekk parce que xam naa ni feju bëñ daanaka Sokone rek la amoon ak lii dina am Sokone dina am Missirah te dina am feneen parce que xam naa ni am nañu capacité déplacé wu dem ci yeneen gox. Boubacar Mbodj di conseil spécial bu président de la République ci wàllu énergie moom nag moom moo yombal projet bu ni mel moom nag nee na lii day jàppale rek politique gu nguur gi ci wàllu wérgu yaram. xam nga ni fii mooy ñoom baato fii am na lu mot ñaar fukki île ak ñeent te xam nga ne waa île yi suñu feebaree pour ñu jot kër docteur day métti donc le fait que ñu am centre bi loolu lu important la. académie dentaire bi ñu def ci Missirah nag bu weesoo faj ay bëñ dana def itam ay formation ci étudiants yi ak itam ci professionnels yi nekkee ci Sénégal ñu ni nag ay volontaires la ñu fas yéene recruter pour ñu liggéey ci académie dentaire boobu Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu waxtaanee mbokk yi wàllu culture ak théâtre ci Sénégal ak it gan jëm ci wàllug télévision Canal Plus taxawal li nga xamante ni mooy chaîne mu duppee suñu yëf di yëngu ci lu may wàllu théâtre Sénégal ci wàllu woowee nag directeur Daxay Kocc rafetlu lu ni mel am na yaakaar ni ñëwuk boobu chaîne de télévision suñu yëf dina doon gëneel ci wàllu théâtre Sénégal ay négociation di waxtaan it ñu nga ca Papa Demba Ndiaye ni waxee mooy directeur bu Daxay Kocc nekkoon tey ganu RFM matin. producteurs yi jaayuñu te bu ñu dem jaay mais chaîne boobu moo ñëw vers les producteurs ñi nga xam ne ñoo yore produits yi que mu nekk Daxay Kocc wala Soleil Levant wala ñi nga xam ne ñooy produire séries yi actuellement ñoo ñëw defal leen ay propositions jëndaat affaire yi loolu nag ma gis ne lu baax la tamit si producteurs yi parce que d'abord dina permettre ñu am ay recettes additionnelles recettes yoo xam ne xëy na yaakaaruñu ko woon sax ndax defaloon nañu produit bi yoon nañ ko wala am na. ñoom ñu ci bëri ci ñoom sax yaa ma ko gën a xam bu ñu defaree seen série ba noppi bu ñu ko doon jaay télé Sénégal yi du sax dum jaay dañuy uti ay sponsor daal di séddoo loola gaa ñi ne ñu gisuñ ci seen bopp itam. mais très bien parce que tamit chaîne de télévision Sénégal li ma seetlu mooy dañu bëgg trop facilité. dañu bëgg trop facilité parce que yow yaay def sa lépp booy produire sa film wala muy téléfilm wala muy doon série yaay def sa tournage yaay assurer ses frais tournage yaay bind sa scénario yaay def sa montage et loolu yëpp sincèrement xaalis dëgg la quoi léegi nag boo paree yóbbu ko ci télévision bi léegi parfois sponsor sax yaa koy wuti xëy na télé bi tamit mën na uti sponsor mais bu uti sponsor sax dana naan maa lay ëppale yow bu ngeen amee ay 60% jox leen 40% wala parfois 50-50 alors que tout le gros du travail a été fait par les producteurs wala les réalisateurs. J'ai été approché par qui représentait chaîne télé pour ma jox ko samay produits yi ma def ak yooyu mais loolu tamit envisagé nañ ko. Pape Demba Ndiaye jiital troupe théâtrale bi di Daxay Kocc nekkoon ci suba ganu Babacar Fall ak Hadj Ndiogou Diène doon waxtaane rek ñëw ko chaîne de télévision beneen ci canal bu Ndakaaru sunu yëf di yëngu ci wàllu théâtre ñu waxtaanee métier meneen tasam xibaar ak convention collective bi ci ngir rek aw tëralin ñeel ñi di journalistes yi ñu fàttali rek ne délai bi nu appal njaatigee këru liggéeykaay tasam xibaar 31 décembre la ngir rek doxale ñeel boobu convention collective ngeen baal ma professionnel yu communication ci wàllu woowu SYNPICS syndical ci yooye métier di sàkku ci kilifa yi rek ak doxale ñeel boobu convention collective ñu fexe ba patronat bi doxale ko donte ñoom ñu ngi sàkku ak taaxirlu ñoom patron yi leeral li Mouhamed Ali Mouba. patron de presse yi am nañ ba 31 décembre bi di ñëw ngir conformer wu ci réglementation bu bees bi ci wàllu convention collective convention boobu nag day tax ñu yokk seen payoor naka noonu itam seen situation sociale waaye nag kii di Mamadou Ibra Kane nekk njiitu patron de presse yi loolu baax na waaye nag waroon nañ commencer par code de la presse bi décret d'application su ko defee ñu gën a naatal entreprise de presse bi. bu nga xam ne adopté nañu code de la presse te ba léegi texte yi nga xam ne ñoom ñoo waroon gunge code de la presse bi kenn jëlagu leen ba léegi donc si condition yooyu dina jafe trop pour entreprise de presse yi pour ñu mën a respecter la loi pour l'application de la convention collective. waaye nag SYNPICS nee na loolu jotewul dara ak convention collective bu bees bi duñu nangu benn yoon ñu def ci amalgame. Bamba Kassé. ma ne organe de presse bu ci am problème pour appliquer convention collective bi yow yaa xam ne tojee sa bopp ji la
ñun li ñuy wax lu leer la dañ ne convention collective bokkul dara ak les décrets d'application il faut que ce soit clair il faut que ñu loolu ci bopp journaliste yi parce que bu ngeen dugalee ci bopp journaliste yi ne bii ak bële dañoo war a ànd loolu mooy yéen ngay may gars yi fu ñu mën a jafandu pour bañ a fay gars yi li ñu war a fay il faut que ce soit très clair et ça moi j'insiste convention bi accord la bu am diggante patronat bi ak syndicat bi jëm ci yokkum payooru journaliste yi. inspecteur du travail bi di Amar Diop nekk adjoint inspecteur régional bu Dakaru ci wàllu inspection travail nee na nag ñoom pare nañ ngir ñu respecter loi boobule. te application bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko signé woon ñoo ko war a appliquer maanaam employeur ak travailleur léegi nag inspection du travail ñi nga xam ne mooy liggéeyam ci wàll bi mooy di vérifier ndax effectivement lii nga xam ne li ñu moom la ñu signé woon moom la ñu tënkoon ba signé ko ñi ko war a appliquer ñu ngi koy appliquer. waaye balaa loolu foog ministre bi jël benn arrêté d'extension su ko defee képp koo xamante ni patron de presse nga bokkoo ci CDEPS loi bi concerné la. Mohamed Ali Mouba président de la République Macky Sall di jot ab raaya muy prix MEDES méngoog Davos ci Afrique prix boobee nag institut marocain bi di Amadis ñoo ko baaxee ca Tanger li ko may njiital Sénégal boobee raaya bokk na ci ak dal di stabilité kaaraange macha allah ci réew mi jamono yu nu wërngaloog réew yeneen yu nu nemmeeku yëngu-yëngu ñu fàttali ne président Sall ak délégation bu am solo dinañu bawoo tey ci Ndakaaru wutali ca Maroc ngir jot ca boobu raaya ëllëg incha allah lay doon. RFM bitim réew. pont bi ñu jaar ci bitim réew ginnaaw Maroc Mali Georges armée ba di xeex ak wàllu terroriste yi. door nañ ab offensive jëmale ko ci kaw jihadis yi ca diggu réew ma gouvernement bi xam ne ci wàllu woowee sax ni am na ay jihadis yu bëri yi nga xamante ne faat nañ leen démb la ko xam ne ci ab communiqué Fama Dione. bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué opération ba ña ngi koy amal ci ndimbalu armée de l'air bu Mali loolee nag mi ngi am ginnaaw ñaari song yu métti yoo xamante ni jihadiste ya ñoo ko teg ci kaw soldat malien ya te boobee lépp téeméer ñàkk ci seen bakkan ci benn weer ginnaaw bi président bu Mali di Ibrahima Boubacar Keïta joxoon ndigal ni dafa bëgg ab concept bu yees di ab concept opérationnel boo xamante ni offensive bi ci lay taxaw offensive bi ñu amal mu tombé ak lu ñu duppee Bourgou 4 dab opération boo xamante ni force anti-djihadiste française bi di Barkhane mi ngi koy amal ci wetu région bi ñuy woowee ñetti frontière di Mali Niger ak Burkina Faso offensive bi nga xamante ni nag jamono ji mu ngay am foofu ca Mali gouvernement bi nee na ay terroristes yu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan ay oto ak i moto lakk nañu leen ay carte d'identité yoo xamante ne nationalité yu bëri lañu gis nañu leen ay effets militaires yi te jàpp nañu leen. Fama Dione ñu dem Congo. ca Guinée-Bissau la ñuy jëm. ah bon waaw Guinée-Bissau ONU daal dina sàkku ci l'armée gi ak crise politique ba fa ONU daal di mbootaay xeet yi la mu bëgg mooy l'armée bi tëddee ci njaxaanaay. loolee ñu ngi ko xamle démb ci ab déclaration mbootaayu xeet yi woo militaire yi ñu taxawee fi ñu taxawee bañ a sóobu benn yoon ci crise politique ba fa amee ñu rafetlu nag seen taxawaay jamono ji l'armée bu Guinée-Bissau nee leen nag nañ ko wéyal ci processus électoral beeg buñ ca génnee sax ci déclaration boobee nga xamante ne ñi bokk ca conseil de sécurité bi ñoom ñëpp nangu nañ ko conseil de sécurité bëgg itam ñu amal élection présidentielle ba bés bi nga xamante ne moom lañ jàpp ba léegi mu di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre José Mario Vaz moom ci fàttali rek mu ngi doon waxtaan ak vice chef d'état-major bu l'armée bi samedi gi ñu weesu waaye kenn xamul lan moo tukkee ci boobee waxtaan ba jamono ji José Mario Vaz nekk candidat indépendant bëgg a wuutu boppam ca bopp réew ma. Congo moom ka fa toogal mbootaay xeet di ONU daje ak opposition ba. mu ngi wuyoo François Luceni Fall mu ngi ci ab mission foofu ca Brazzaville samedi ba léegi loole nag li ko waral moo di dafa bëgg acteur politique yi dem ci ab dialogue bañ ca boole ay préalable maanaam ku ne dinaan bala ma cee dugg lii laa bëgg ñu doxale waaye nag LFI xamal ñu ne fédération opposition congolaise doxalinu François Luceni Fall boobee da ko méngaleeg ak njàppale doxalinu nguur gi François Luceni Fall moom xam le ni ONU
mu ngi jàppale bépp consultation bi nga xamante ne dafa jëm ci wàllu waxtaan diggante acteurs politiques yi. ñu waxtaanee ëtt bi yëngu ci wàllu yoon di cour de justice bu union européenne nangu na daganal lii di mandarga étiquetage colonie israélienne. tey la dogal googee génn bépp produit alimentaire bi nga xamante ne day jóge ci territoire occupé yooyee te Israël occupé ko moom daal dañ ci war a bind territoire ba nga xamante ne fa la marchandise ba jóge te bu ñu demee itam ñu wax ban colonie israélienne la décision boobee waa OLP di organisation libération de la Palestine rafetlu ko secrétaire général bi di Sayeb Erakat woo bépp réew Union européenne bépp réew bi bokk ci Union européenne ñu doxal wéyal li nga xamante ne moo di boobee obligation bi ñu jàppee ne ab obligation légale la ak obligation politique. jërëjëf Georges Dethié Diop. RFM sport geeg Malal ginnaaw bi ñu la dellu ziaraat Malal football bi la ñuy waxtaan ak équipe nationale bi am xëy na Thiès tey jii bu 18h jotee. mooy seen mujjantal bi tàggatu laata noo jongante ëllëg seen digganteeg waa Congo ñooñee boor yi 19h itam danañu tàggatu ni ko sart yi mayee ca googe stade di bopp la Dior Sénégal nag naka la war a duggee ci jongante gi ëllëg ak la moo ci war a doon seen taxawaay. ñu sampal laaj wi kenn ku yoroon équipe nationale yi jamono waaye itam nekkoon koo xam ne dafa doon tàggati entraîneur ba léegi sax mu ne ca loola di coach Jo Diop fekk baax ca Thiès lii la tontu. très sincèrement ils ont. sa dëgg-dëgg am nañu équipe boo xam ni war naa mën a dóor Congo loolu moom weesu nañu ko ndax bu nu sukkandikoo ci li nga xam ne def nañ ko ci équipe nationale bi jëm ci coupe du monde ba ci coupe d'Afrique bi kon dëgg war na noo mën a duma Congo jàll ci leneen lii ci am solo itam mooy sunu xale yi miinante nañu léegi ku ci nekk bu sa morom wëlisee di nga xam fan nga war a daaneele loola nag lañ ca war a njàmbaas rek mooy fexe ba ci wàllu xel xale ya noppi seen ab xel ne ca lañ war a def seen xol itam nekk ca loola nag liggéey la woo xam ne entraîneur yi noo ko war a def dañu war a nag léegi fexe itam bala nga xam ne mooy jongante yi weesu lañ ci jàng yëpp ñu tàmbali di koy tari ngir mën a qualifier ci coupe d'Afrique bi ndax loolu mooy pàcc bu njëkk bi daal di nag tàmbali nag di yëkkatiku nag waaw yëkkatiku nag ca kaw ci wàllu football nag ngir nag daal di nag nekk ca kaw Afrique ndax loolu suñu xale yi mën nañ ko ku ci nekk ñoom am nga looy indil collectif bi te ku ci nekk su ñoom li nga am suñ ko indee ñu boole ko war na tax Sénégal mën a nekk ca kaw man loolu laa gis. vers les cieux de la réhabilitation du bonheur. ñu daal di waxtaanee Jeux olympiques yi. 2020 ci wàllu basket sunu gaynde yu jigéen yi. bëgg nañ caa bokk. moo tax ñu teew ca Maputo ngir war a jongante foofa ca Mozambique moom la réew gën a tournoi goo xam ne bu ñu ca amee ndam mën nañu dem ci gëneen ab jongante goo xam ni mooy tax nu mën a xeex foofa ba daal di am qualification ba leen tax nu yóbbu ñu dem ca Jeux olympiques 2020 naka la ñaari jongante yooyu war a tëddee ak la moo ca war a den taxawaayu ku ca bëgg a dem soo de caam moo ci indi leeral. Mali moom moo ci adversaire Sénégal gu njëkk mi nga xamante ni nag gis nañ ko mu terminé ñetteelu place bi ñaareel bi yoon yu tegloo ci lu jëm ci Afrobasket mu di ay résultats itam yoo xamante ni dafay wane ni rek équipe bu Mali gi mu ngi dëggal boppam ci continent gi beneen adversaire bu Sénégal moo di Angola moom nag ci Afrobasket 2019 bi gis nañ ni ci juróomeelu place bi la ñu daal di mujjee ka leen di tàggat dafa indi ay coppite ci équipe am mu di Joana Domingo Antonio Eduarda Ignacio Gabriel Angelina Paulo Golomé Jessica Maladji ak Juda Kindanda moom entraîneur bi nag am na yaakaar ni yooyu les joueuses dinañ def lépp lu ñu mën ba seeni mbëbët amtu lu jëm ci tournoi préqualification olympique ñeel jigéen ñi nag fukki fan ak ñeent lay tàmbali ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre fële ca Maputo ci loolee nag ñaari équipe yi nga xamante nag ñoom ñoo féete kaw ci poule bu nekk nag ñoom ñooy daal di amal demi-finale yi équipe bi jël premier ci groupe A bi nag moom mooy dajeeka ki jël ñaareelu place bi ci groupe B bi ka jiitu ci groupe B bi daal di jàkkaarloo ka jël ñaareelu place bi ci groupe A bi buñ ci jugee nag ñaari équipe yi nga xamante ne ñoom ñooy gagné demi-finale yooyee ñoom ñooy daal di qualifié directement ci TQO boo xamante ni fukki réew ak juróom-benn ñoom ñoo koy amal foofee nag dañuy daal di fekk si ñetti équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ci yeneen tournoi préqualification olympique yu ñeel zone Asie ak Amérique naka noonu itam juróom-benn équipe yu tukkee ca Europe yi nga xamante ni qualifié nañ ba noppi États-Unis ak Japon fukki ak juróom-benn équipe yooyee nag dañ leen di xaaj ci ñeenti groupe ñu war a amal beneen tournoi boo xamante ni nag février atum 2020 lañ ko jàpp bu loolu weesoo nag ñetti équipe yi nga xamante ni ñoom ñooy jiitu ñoom ñooy dem ci Jeux olympiques yi ñuy amalee ca Tokyo atum 2020.
jërëjëf Sode Thiam Malal ñu waxtaanee léegi dawal vélo Tour du Sénégal ak ñaareelu étape bi tey ci talaata ji. waaw ñaareelu étape bi dañ ko tàmbali woon foofa ñu nga jógee ca Fatick doon jëm ca Nguéniène téeméer ak ñaar fukki kilomètres la ba ñuy départ nag benn coureur mooy dawalkatu vélo bu nekk ci équipe bu Excel Énergie bu Rwanda moo gàddu woon mooy zone ba maanaam moo gënoon a gaaw ca ñu nekkoon ca boobu la jongante yëpp loolu nag sedd na xol yi njiital googule équipe di Félix Sampona. kàddoom ya Abdoulaye Diop mi ñu toppal Tour du Sénégal gi la ko dénk. La première étape ça a été très long c'est une étape de 185 kilomètres. tey jii suñu objectif nekkoon classement général bi waaye tamit gagné étape bi waaye antuwul ndax amoon na benn coureur bu teel a cong waaye équipe bi jël na maillot jaune bi ñun dañu taxawoon daal di koy bàyyi mu dem ndax amoon na juróom-ñetti simili yu ñu séparé woon et ba ñu ko gisee la ñu def lépp lu ñu mën ba attaqué ñaar dinañ jéem a contrôler ndax course bi yombul ndax équipe bu Allemagne baa ngi fii Slovaquie waaye Sénégal tamit am na dawalkat yu xarañ dinañ def lépp lu ñu mën bu jàllee baax na bu jàllul tamit ñu xam ne noonee la demee. Première étape de sa deuxième étape on a toujours des choses à faire. ñu daal di kon bu ñu sukkandikoo ci ñu jox xabaar yi nee nañu tey jii gars yi dañu jógee Kolda dikk Saly bu ñu xëyee ci la ñuy def ñaareelu étape bi muy diggante Fatick ak Nguéniène kon daal saa si tembe bu ñu ñëwee dañuy dàmpoo ko dugg ci ndox mu sedd saral seen yaram tuuti Alaaji Assane vélo ci gis-gis ak RFM tey ñu ngi waxtaan rek wàllum li nga xamante ni mooy diggante bi di bu njaatigee ak liggéeykat yi ci Sénégal ginnaaw bi ñu fi signé li nga xamante ni ak déggoo la ngir ak dal ak it gindiku ci këru liggéeyukaay yi pacte de stabilité boobee ñu ngi tey gilee ci bëccëg gilee ci wàllu natt xayma gi muy évaluation ak ñun ci téléphone bi Sidya Ndiaye mooy secrétaire général bu FGTS sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laaj. jërëjëf ñu ngi it ak monsieur le ministre Samba Sy ministre du travail ak organisation professionnelle monsieur le ministre ñu ngi lay ziar. monsieur le ministre fan ngeen toll ak syndicat yi ginnaaw ni ñu ko waxee signé ga woon ngir ak dal ak gindiku boobu ak léegi ci këru liggéeyukaay dafa mel ni ci li jot a génn gum ci bëccëgu xayma tey gi daal la ñu amoon yëpp ne ay mbébét yeggu gunu ca. waaw El Hadj Assane ma bëggoon tàmbali ba ma ko maye nuyu mbokk moomu di secrétaire général Sidya Ndiaye. nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp. tey dañu xëyee di natt fu ñu toll ci. maanaam pacte boobu ñu signé woon muy pacte de stabilité sociale et d'émergence économique maanaam ñuy xool loolu ñu waxandoo woon ñu nas ko waa gouvernement bi liggéeykat yi ak ñiy xeelu lan lañ ci jot a def lan moo ci yemb lan moo ci des ci natt bi nag ñu ngi ko waxee feeñal nañ ne yëpp sotteegul ma ne waaw loolu mooy suñ ko dégg ndax addina moo bindoo noonu donc doo xëy li ngay yóot yëpp li nga bëgg yëpp mu motaloo donc am na loo xam ne war nañ ko def ay effort yoo xam ne def nañ ko te mu nekk loo xam ne lu wér la waaye am na lu des ci def gi principalement est-ce que teg ngeen yéen nguur gi ay jéego yu am solo ndax nag boobaak léegi xaw na am ab diir xam nga Alaaji Assane li gën a jafe mooy nga taxaw seetu bi féete la boor ngay xool sa bopp boo moytu rek bédee ngay wax wante bédee bi moom doo wax mukk ne ñaaw bédee bédee bi moom macha allah da ngay bëgg sa bopp bu may natt nag bi ñuy defandoo defe naa ne lël bi moom li ñu ko jagleel mooy mu seet jéego yi nga xam ne seqi nañ ko ci donc teel cee wax ni sax day xaw a ëpp maanaam ñi toog foofu ñoom ñooy xoolandoo li ñu def ak li nga xam ne manqué na jotawul waaye jàpp naa ne ci lu xel gàtt-gàtt mënees na ne benn ci avantage yi nga xam ne am nañ ko mooy am nañ kuréel bi kuréel bu ñuy may liggéeykat yi seen njaatige gouvernement bi ñuy toogandoo waaw waxtu bu mu ko laajee ñu nas ñu noccendoo gis nga Alaaji Assane bari na loo xam ne dañ koy téye sa loxo balaa ngaa xam li mu représenté ak maanaam ni mu day dalay rëcc du ñaan réew ñoo am yooyu loolu dëgg la njaatige yi toog liggéeykat yi toog gouvernement bi toog ñu waxandoo mais lii mot na lii motul lii la ñuy yóotu lii la ñu bëgg loolu lu am solo la te war nañ ko sàmm am na solo ndax ni nga ko waxee bu ak dal amul du ñu mën a jot ci leneen ñu déglu syndicaliste bi Sidya Ndiaye ci li nga xamante ni ñoom noonee la ñu dundee mbir mi ak li ñuy xaar ci yéen monsieur le ministre Sidya ni ñu ko waxee ban xayma ngay defal kilifa yi ci la ñu signé woon ak yéen waaw nga permettre ma nuyu ministre bi nga xamante ne ñoo bokk ci émission bi di ko nuyu bu baax a baax di ko
remercier aussi ci yi nga xamante ne jot na ko def ci département bi di xam le ne initiative bi du lu baax la parce que pacte bi mu ngi tudd pacte de stabilité sociale ak émergence économique maanaam fu jàmm amul daal économie mooy koom-koom bi moom du dox parce que investisseurs yi balaa ñu dem ci réew dañuy xaar ndax dal am na fa dëgg la ba dee chaque jour fitna kenn doo indi xaalisam dugal ko ci réewam donc ñun syndicat aussi am nañu responsabilité am nañu conscience u ne dañu war a góorgóorlu ba suñu réew mi jàmm am fi ba nit ñi wóolu ñu ñëw di dugal seen alal fi di bëgg a liggéey pour yokk koom-koom bi parce que loolu mooy permettre liggéey bi sax loolu mooy permettre xale yi am xëy et cetera donc defe naa ne loolu moom war nañ góorgóorlu ñun ñëpp gouvernement patronat ci pour que loolu am loolu moo taxoon nag ñu élaborer pacte boobu maintenant comme ni mu ko waxee première expérience la li may rafetlu mooy le fait que tey moom woote na pour ñu évaluer ko loolu aussi dafa am solo parce que dañ daan créer fii ay structure wala ay kii mais kenn du évaluer maanaam ñu xayma fan la ñu toll loolu lu baax la même bu fekkente ni sax dara sottiwul mais mën nañu wax ne déjà le fait que ñu convoqué loolu am na solo te ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mais justement ñun on aurait souhaité xam quand même lan moo tegoogum ci table yi voilà ci table bi am na yu bëri yoo xamante ne par secteur bu ñu ko xayma am na ay avancées yoo xam ne am na fi parce que créé nañ fi au conseil pour le dialogue social pour que mu jël mu nekk diggante muy dox diggante parce que structure boobu tripartisme la ñu wax maanaam patronat bi gouvernement bi ak travailleurs yi donc loolu déjà créé structure boobu déjà te tey ñu bëri ci Afrique ñu ngi naw Sénégal ba ñëw nañ sax di laaj expérience Sénégal ci am matière de dialogue social donc léegi lu des mooy partenaires yi pour ñu am confiance maanaam ñu war a góorgóorlu ku nekk li ngay sàmm sa kaddu maanaam boo signé accord boo jëlee engagement nga mën ko respecté boo ko respecté aussi nga woote ne man maa jëloon bii engagement mënu ma ko respecté loolu moo tax secteur bi toll nii secteur public muy fonction publique moo gën a am problème parce que boo xoolee privé ci boppam privé yi problème yu bëri tribunaux yi ak inspection du travail ñu ngi koy réglé mais secteur public bi dañu gis ne régime bu fi nekkoon bu njëkk ba dañu ñaawlu le fait que dafa dérégler système indemnité bi dafa ñëwoon rek jël gestion yaama neex maanaam magistrat bi ñu jox ko ay 1 million ay 2 millions ñu jox leen nii te le fonction publique doxee noonu fonction publique dañu ne égalité équité donc loolu moo tax ñun ñu ne il faut que ñu toog ñu xoolaat naka la ñuy régler li nga xamante ne inégalité la ci système bi léegi toog nañu waxtaan ba tënk document léegi document boobu ba léegi ñu ngi xaar ba léegi gouvernement am jël décision fan la toll ci maanaam débloquer situation bi arrondir régler système bi xam naa ne yombul parce que aussi mu ngi liggéey ci li nga xamante ne mooy koom-koom réew mi ndax li ñuy laaj gouvernement budget Sénégal attan na ko wala attanu ko loolu aussi mën nañ ci waxtaan mais bu dee waxtaan amul réeroo am dëgg la donc je crois que loolu mooy problème ñun amuñu benn problème mais vous êtes conscient que l'existant moom il faut que ñu sauver ko pour mën a jëm ca kanam ah voilà l'existant moom déjà c'est un acquis très bien ñëpp dañ koy rafetlu dañ koy sauver après ñu soog a jublu ci leneen parce que rien n'est parfait te du benn jour la ñuy régler lépp dëgg la loolu ñun xam nañ ko am na solo monsieur le ministre maintenant macha allah dynamique bi ñu sentir nii mais il faut que yéen it bu fekkee sañ nañ leen ko wax nguur gi ngeen góorgóorlu ba dynamique bi bañ a cassé wu maanaam engagement yi ngeen respecté ko ci loolu war nañ ko mën a wax gis nga Alaaji Assane li ñu war a jàpp ñun ñëpp mooy ñi nekk si nguur gi ñi nekk ci di xëy ci liggéey ñi ngay xam ne dañ leen di xëyloo ñoo ñëpp ñoo yéegandoo si gaal gi seen sago mooy na gaal gi teer si jàmm gaal gi teer si jàmm mooy suñu réew bokk si réew yi nga xam ne ñoo gën a neex ñoo gën a naat ñoo gën a am duñ boo xam ne duñ bu maanaam buy jàppandi boo xam ne vraiment boo ci nekkee di nga ci yëg sa bopp loolu nag boo ko bëggee def nga jógee fu sori am loo yootu ñëpp bokk ko il faut nga bàyyi xel si lu bëree bëri dëgg la bu ñu jëlee secteur public bi maanaam payoor yi fi mu nekk nii xaw na doy waar xaw naa jaxasoo lool ñu leen dañ ko joyanti maa ngi joxe rek image bi Alaaji Assane yaa ngi ci benn kër boo xam ne yàgg na màggat na ni ñu ko defee baaxul dëgg la waaw nga bëgg ko tabaxaat waaye nag mënoo koo génn ci biir ngay nekk di ko tabaxaat dëkk si biir il faut nga bàyyi xel maa nga bañ a def loo xam ne daal day tax yëpp màbb daal kenn ñaanu ko yàlla ci kaw kër gi moo tax yu mel noonu il faut que mu laaj jot il faut tam ku nekk nga nangu bàyyi dara ndax nag ci waxtaan bi peut-être que dinañ ci gën a sori mooy ne ku nekk xam naa ne li ngay yootu lu bon mooy li nga yor kay bu yokkuwul bu moññeeku or bu fekkee nag c'est constant li ñu bokk moom la ñu bokk ku nekk ne sama wàll dama ko xoolee nii doyul nañ naa ñoon di dina xaw a doy waar donc dafa nekk loo xam ne dafa laaj
ñu dem si ndànk ñu xalaat xool bu baax a baax jiital suñu intérêt réew. ndax nag ñun ñëpp dañuy jàll lii xaw a defe ni tuuti mooy réew mi donc waxtaan wi en tout cas ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax ñu mu tàmbale. très bien ndax am naa ne fu waxtaan am rek moom. bu soobee yàlla gindiku dina am bala ñu xam naa yaa ngi ci liggéey bi laaj bu mujj monsieur le ministre mooy ci wàllu grève bi kon yow am nga yaakaar ni xëy na ren parce que donte nag am na syndicat yu gis ne ñoom bu nu fëggul ci table ji yëglu xëy na da ngeen leen di wéy di tànqamlu tiitoo ay rëmu am wala. gis nga nag rëmu moom ñaanuñ ko yàlla waaye tam ñaare mënoo ko daw. maanaam bugguñ ko ñaanuñ ko li ñu war a natt mooy suñu tolluwaayu réew gis nga fi nekk nii dañu nekk diggante bu xaw a doy waar maanaam ñu ngi ci guddi bir setagul waaye nag bëccëg soreetul lool te wax dëgg yàlla lii xeeñ naqadiwul incha allah naqadiwul ndax suñu paradigme réew moo nekk di soppaliku léegi nag ci biir loolu ku nekk si ñun na nga bàyyi xel si li nga doon yóotu lan nga si jotagul bu ma jëlee même ci biir secteur public du ma cité benn secteur waaye booy xool si loolu ñu doon natt di ko yóotu di waxande lii laa bëgg lii la am na loo xam ne jotees na ci ko yëpp nag sotteendoo loolu laa doon xaw a wax tey ci suba moom loolu suñu borom rek moo ko ensuite est-ce que sax ñun loolu mooy li nga xam ne dañuy arrangé maanaam bu doon Alaaji Assane lépp loo xam ne bëgg nga ko nga am ko sa dundu est-ce que dina nekk dundi nit ni ñu ko xamee ni moo tax chaque jour suffit sa peine bu ñu defee ndànk waxtaan jiital suñu intérêt askan jiital suñu intérêt peuple déggu ci li ñuy wax tam xool li réew mi attan ku nekk xam ne réew mi dañ ko bokk ak keneen dina am loo xam ne war na mën a nekk communication bi am solo trop nga xam ne bu umpante amul rek dina yombal mbir yi ci lu wér jërëjëf monsieur le ministre Samba Sy ñu ngi lay gërëm baax di la sant ministre du travail et des organisations professionnelles ñu jeexaleeg Sidya Ndiaye mi jiite FGT Sidya maa ngi koy junj sànq noppi ngeen wéy di muñal kilifa yi di jiital waxtaan wala da ngeen naan rek da ngeen di delloo buum ca boy gi. waaw xëy na moom comme ministre bi nu ko waxee rek dina am secteur yoo xamante ne am nga syndicalisme moom du mbokk donc léeg-léeg ñu pour yëglu il faut que ñu jé dina am ay action xam naa ci yenn secteurs yi mais comme ni mu ko waxee parce que réew mu teranga la réew mu jàmm la li ñu bëgg mooy waxtaan rek bu ñu waxtaan di am ñu gëstu bu ñuy respecté engagement yi aussi amul benn problème parce que réew mi ñoo ko bokk ne comme ni mu ko waxee kenn war ko taal parce que boo ko taalee yaa ngi ci biir dëgg la donc war nañ góorgóorlu ba vraiment ku nekk fi ngay partition bi nga war a joué nga joué ko su ko defee yàlla jàppale ñu vraiment ñu éviter suñu réew mi yenn problème yi nga xamante ne tey dëgg la booy seetaan télévision image yi ngay xam ne da nga koy gis yeneen réew vraiment doy na waar donc ñu góorgóorlu ba ñun ñëpp ñu xam ne fii affaire yi sorewul à côté chez nous sax du ma tudd benn pays mais jafe-jafe yaa ngi fa yoo xamante ne tey boobu daal den lañu yàlla musal ci loolu moo tax que espace d'échange bi nay wéy rek ak yëgoo gi voilà tant que espace d'échange am na expression day am rek problème du am incha allah bon ñu continuer ci loolu rek jërëjëf Sidya Ndiaye